L'emploi des jeunes a toujours été une priorité pour les autorités sénégalaises. Chaque structure apporte sa contribution. L'ANIDA n'est pas un reste. À ce jour, l'agence a créé plus de 156 emplois directs et 1500 emplois indirects au niveau des fermes réalisées, notamment Djilakh, Morolon, Tivaouane Peulh, Agababou et Darou Ndoye. L'émergence de véritables entrepreneurs agricoles avec un accroissement sensible des revenus dans toutes les filières et la création de milliers d'emplois sont autant d'atouts qui permettent au Sénégal de continuer à réduire significativement ses importations de produits alimentaires et de se positionner progressivement sur les chaînes de valeur mondiales avec une offre diversifiée et de qualité. ANIDA, Agence nationale d'insertion et de développement agricole, Palm Beach, Pazalumakaf, PN Biogaz Sénégal, ñoo leen di may seen télé-réalité Ferme Factory. tey nag gone yi dellu si nañ Dakar ginnaaw bi ñu demee xooli Agababou fi nga xam ne fa la ñuy xëccoo ji fan la ñuy dem ci biir Dakar dinañ tase kilifa gu mag muy Omar Pène xam ngeen ne am na lu ñu seqoon ak way woowu di ndam ginnaaw loolu magum tool dina ànd ak ñoom ci barab bi nga xam ne gor su ne loolu moo la war a yëkkati muy indépendance muy place de l'indépendance bu ñu fa jógee nag dina am benn kilifa bu mag bu ñu dajeel kilifa goo xam ne moom mooy yiir barab booba mu wax ak ñoom ci tolluwaayu réew mi tolluwaayu nguur gi tolluwaayu Sénégal ci li mu yéene gone yi ci mbay kon Ferme Factory yi ñu bàyyi leen ngeen seetaan ci seen télévision. Ferme Factory. Ferme Factory. Ferme Factory. mais sama gars yi na ngeen def yéen tey da ngeen yaa ngi sax est-ce que xam ngeen fi ngeen nekk nii mooy fan fii mooy kër Omar Pène yaakaar naa ne yéen ñi fi taxaw ñëpp xamul tamit dégg nga ko ba bëgg ngeen may ko loxo tuuti mu ñëw. ngay naan. ça va boy. ça va bien. alhamdulilah na ngeen def. ça va bien. ok. ah c'est Ferme Factory. am na solo lool ah. all right. ok. je suis à votre disposition. kan mooy njëkk a laaj dara. ñu waxtaan. waaw grand. asalaamaaleykum. aleykum salaam. Baye Omar maa ngi lay nuyu. fay naa la. maa ngi lay gërëm bu baax ci dalal bi ñu dalal. jërëjëf. dañoo gis Omar Pène bu engagé surtout ci côté xale yi. ñuy laaj lu waral engagement boobu. waaw engagement boobu mooy xam nga rek nit ku nekk da ngay am jaar-jaar. fi nga xam ni fii foofu laa jaar ci sama gone maanaam ma tàmbale alors dafa nekk yoon bu jubul lool doo jël rek tracé dafa am ay jadd alors mu nekk expérience boo xam ne bi dama ko dund alors ma bëgg ko partager ak jeunesse bi pour wane ne lu mu metti mën nga jàng mais mën nga ci génn ci kaw boo amee ful am fayda bañ a gaaw a démissionner comme niñ koy waxee. Aliou moom nit la boo xamante ne nii waaw nit bu gëm boppam la te yaru na tamit jaar-jaar moom mënul ñàkk ci yoon moom mais moom sama jaar-jaar dafa xaw a lii tuuti rek mais yooyu yëpp jaar-jaar la rek mais doon naa jàng ba yem CM2 man daal maa jékki-jékki sentir tuma jàng bi sama xel nekk ci liggéey ma ñëw sama grand frère ma ñëw moitié récréation ñëw ne ko damay bàyyi jàng affaire yooyu noonu ba ni may wax ak yow nii boo ko waxee damay bàyyi jàng tontu ma tamit ma dëgër fit jël sama bagage zéro pas sax yoruma ko jël samay bagage yëpp dox yëmbal ba golf fii ma ñëw sama mag bi ne ko bàyyi na sama mag bu jigéen ne ko bàyyi naa jàng mënoo du fi amee affaire yooyu noonu force da ngay jàng doo fanaan ci kër yi man ma ne ko waa baax na mais
affaire yooyu ñu nekk foofu di jàppante di wax yu bëri ma dem ma jël samay bagage nekk daara taalibe affaire yooyu noonu daara taalibe presque nekk naa fi 1 mois jóge foofu si law bi ma ñëw kër law bay affaire yooyu nekk foofu presque ay 2 mois dundu mbedd daal affaire yooyu daj lu nekk sama life waaw suñu kër lekk moom fa añee moom fa naan moom mais amul benn problème yooyu déranger wu ma woon te temps noonu sama yaram dafa tàngoon quoi toll naa si jamono boo xamante ne man xool ma woon dara ma nekkoon si alir bu am doole lijjanti ma woon dara xamal xelu xale jàpp ma tamit moo tax ma nekk si lu ma neex tamit mais jaar-jaar boobu tamit nekkul jaar-jaar bu salte tamit mosuma see sàcc mosuma see tux mosuma see jël lu ma moom teewul ba ma ko bàyyee man nekk naa di góorgóorlu samay business bu bopp affaire yooyu noonu nekk naa chantier maçon carreleur affaire yooyu yëpp liggéey naa ko nekk si paax law bay di liggéey façon liggéey boo xalaat si àdduna bu dul sàcc liggéey naa ko pour rek bañ a ñaan kenn affaire yooyu noonu ndax yu bëri maa ngi defal sama bopp su ma solee yére bu rafet man la daal bu rafet man la. mbedd mi daj naa si lu ne mettit bu nekk ma dund ko lu nekk gis naa ko tamit ñu def ma fayu mais li ma si jaaxal dëgg ba jaaxal ma mooy li ma yaakaaroon ni du mas am mooy tayal naa xale bu jigéen di kaf ak moom ba am lu si jur mu yóbbu ma police wax yi nga xamante ni si maa ko def te masul am. si mbedd mi laa yoroo lu nekk dégg naa ko donc comme bu fekkee côté force boobu ngay wax pour man mentalement je suis fort culturellement tamit xam naa kan laa doon moo taxit lu ma xoqatal wala lu ma tiital bëriwul foofu moom pour man te itam bu ma jëlee côté religieux tamit pour man je suis bien armé parce que avant tout tamit taalibe laa nekk ku tamit nangu kilifteef. expérience bu mag la alors moo tax itam yàlla séddale ma njabootu gone alors ma bokkook ñoom pour wan leen yoon woo xam ne xëy na dina mën a permettre mu moytu ay rëq-rëq yu bari ak ay jaad yoo xam ne daf la ñu dugal si yoon bu bon bi maanaam donc loolu moo tax si gàttal daal maanaam. li tax sama jàng arrêté mën naa ne bi sama papa décédé la parce que aussi année boobu sama année dafa perturbé wu parce que sama papa mi ngi décédé Espagne le temps te foofu bi mu décédé corps bi def na foofu 2 semaines pour ñu indi ko fii te ñun suñu papa moo yoroon suñu lépp mu doon defal lépp suñu yaay mi ngi fi woon mais mën naa ni jàppal woon ci dara comme ci ni ma ko mën a waxee mu leer suñu papa moo yoroon suñu lépp bi mu décédé après ci affaire yu indi corps bi yooyu noonu corps bi ñëwul egseegul def na 2 semaines bi corps bi ñëwee événement dëj bi ci ay école privée yu baax lañ nekkoon ñun mën nañ ni bi sama papa jugee àdduna ci lañ commencé ak coono àdduna ci école privée yu baax lañ nekkoon oto moo ñu doon indi moo ñu doon yóbbu xamuñu woon sax lu dëkk bi di réer bi mu fi jugee lañ commencé yëg ci lu bari ci àdduna ci lañ xam lu bari ci àdduna tamit la suite continué nañ tuuti mais après ñu gis coono yi suñu mère di daj te ñun amuñu rakk bu góor ay rakk yu jigéen rek lañ am kenn décidé loo wuñ ko nag ñoo ko décidé suñu bopp après de suñu étude dem utal lu ñu amal suñu bopp. sama papa moom nekkul dama ko mere nekkul dara mais am na yoo xamante ne tamit neexul quoi jot sa doom ba pare ay 22 ans xamoo si lu mu nekk lijjanti boobu te des fois damay dem sama xarit dégg ñu naan ñuy wax seen papa affaire noonu sama papa moo ma def lii sama papa man tamit dama si gis sama bopp quoi tamit man boobu ba tey toog ay 2 ans toog ay 22 ans gisoo sa papa di dégg sa copain naan sama papa lii sama papa laa yow mooy loolu daal te sa papa ngi dund te lay lii lu bari quoi. dina métti tamit mais man a garaawal man dëgg baal bi amul problème daa ma zéro ko rek mais léegum ko tegagum ko bët moom boobu ba tey si 22 ans yooyu mais man wax dëgg yàlla dérangé wu ma tamit quoi mere wu ma ko tamit mais dérangé wu ma tamit mu gis ko ñàkk ko gis tamit yëpp ndax koo xam toog na 22 ans gisul papa te sa papa ngi dund neexul tamit mais tamit neexul mais man tamit maa ngi koy gérer amul benn problème góor yàlla laa te bàyyi fan laa tamit message boo xam te ne loo xam te ne lii moom beneen yoonam mu bañ ko dal tamit affaire yooyu noonu boo may sa doom moom
di ko nemmeeku affaire am na solo trop ndax xamoo si lu mu ne xamoo woon deena xamoo woon mu ngi dund jéemoo defoon benn effort sama maam boobu daal moo dem fekk foofu ñu déggante affaire yooyu noonu mu jël numéro mu jël sama numéro maam bi affaire yooyu noonu si la sama maam bi ñëwee leeralal ma ko si la ma wooyee ñu déggante naan ay baal ma ak affaire yooyu man ko yooyu yëpp passé na yëpp garaawul amul problème métti na trop daal neexul métti na ma trop mais man daal maa ngi koy gérer parce que maa ngi nekk sama yaay maa ngi mun dara waaw. lu ñu naan àdduna moom soo si nekkee y a des hauts et des bas des fois nga dund loo xam ne ni day metti trop mais da ngay gëm yàlla xam ni tamit àdduna am na loo dund lu la jaaxal lu metti rek am na koo xam ne mi ngi dund lu gën a metti yow li ngay dund donc si jëlee ay jàngat nga jéem a situation yooyu nga xool noo siy génnee. salaamaaleykum Baye Pène. waaw. ñu ngi lay gërëm ci dalal bi ñu dalal. jërëjëf. waaw dañu bëggoon xam daal lan mooy inspiration Omar Pène ba mu woy morceau bii di Ndam. waaw Ndam dafa nekk woy bam solo ndax dañu jël exemple si baykat parce que xam nga ñun africains yi dañu ne il faut ñu am lu ñu bay dundee réforme yu bari yu ñuy def bu ñu jiitaloon réforme agraire maanaam di dundee li nga xam ne li moom ngay bay alors bi ko jëmbat Mbodj moom moo njëkk a taalif li ñuy wax Ndam ma yem ci fekk joor gi ne këj ñi doog nga jël sa ngasu maanaam fekk fu dara newul nga liggéey ko ba indi fa dara loo xam ne lii ñu naan meññeenti soosu aw sax taxaw sa xel dal nga bég naan bu ëllëgee ma def lu ñu mel ni ne gars yi nañ leen roy si baykat bi la parce que dafa am solo parce que fekk fu dara newul nga def fa dara ba mu indi dara loo xam ne lii mën na am njëriñ boo xam ne bii du yow rek mais njëriñ ñu ay sa njaboot ak njabootu réew mu nekk exemple bu am solo boo xam ne bii xëy na bu ñu commencé woon foofu amaana heure bi dina fekk ñu dépassé si yu bëri ba émergence mooy à la limite ñu mën a dem ba avancé maanaam si suñu dundin si suñu nekkin am ay infrastructure am ay jëmlukaay yoo xam ne lu ñu mën a permettre comme yeneen réew yi nga xam ne am nañ ko mais loolu béykat bi moom njëkke woon na ko sa njëlbeen ga maanaam bu ñu toppoon loolu heure bi dina fekk xëy na ñu dépassé fi ñu ne waaye nag il n'est jamais trop tard pour bien faire comme on dit et je crois que am na solo loolu exemple la mooy yéen li ngeen di def ni lu am solo la parce que je crois que xale yi am na ay temps boo leen waxoon bay leen buñ la tontoo nga daw dégg nga duñ la déglu parce que dañ naan pour ñoom yow da nga leen yab sax à la limite ah ñu nekk fi di sañse ma nekk nga naan damay bay waaye yow man damay ni nitu àll wala yooyu alors que du loolu dañuy bay pour dund parce que tey bu ñu amoon autosuffisance alimentaire en fait duñu jéggaani di jënd ceeb bitim réew par exemple milliards yi ñu siy dugal mais loolu xajoon na si sunu économie réew ak yeneen domaine moo tax exemple la boo xam ne et je crois que ça fera tâche huile en fait yéen bu ngeen ko defee wane ko seen morom yu bare dootuñu ragal wala ñu am complexe dem sa tool ya bay parce que fi mu nekk nii am na ay temps ay paysans lañ doon wax léegi on parle d'agriculture encore une fois je crois que le développement loolu moo koy indi donc je crois que te ay ndaw bu ñu fekkente ne ñoo jël initiative di ko def am na solo parce que c'est vous l'avenir de ce pays et je crois que avenir comme on dit dans un pays qui ne s'occupe pas de ses enfants ne s'occupe pas de son avenir l'avenir vous appartient et je crois que c'est à vous maintenant de faire les preuves qu'il faut de faire des efforts encore une fois ba pare ngeen gëm ko parce que loo gëmul moom bu sax sonn parce que doote yàgg ba cay am dara li ñu naan ceux qui réussissent ce sont ceux qui font n'est-ce pas ce qu'ils croient encore une fois parce que boo réussir si dara c'est parce que da nga ko gëm mais loo gëmul moom mënoo si yàgg donc si gàttal daal ma xam ne effectivement que am na solo et que ñu ngi leen di encourager bu baax parce que lii ngeen di def nii mooy la ma woyoon sa njëlbeen nga mbégte bi ma si am mooy am na si nopp yu mu dugg alors je crois que loolu way di jariñ. bi ñu demee seeti Omar Pène donc rencontre bu ma neex la
parce que nit moom tant que yaa ngi nekk ci li ngay nekk rek moom mu nekk ci musique man ma ñëw tamit def musique donc gis ñoom ñëpp li ñuy daj li ñuy jànkonteel ci musique xam nga def nañ ci lu rëy donc man tam bu ma ci bëggee yegg fenn fii donc bu ma leen gisee war naa profité jàng ci lu bëri ci déglu ko li muy wax xam nga yàgg ko dégg tam ci ni muy doxalee donc man ñu ngi mës a taxaw sax wax échanger ay paroles donc mu nekk expérience boo xam ne tam neex na ma wax dëgg yàlla donc te xalaatuma ko woon daal. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax. fay naa la rafetloo si teewaay bi fii. amiin bég trop ci jàkkaarloo ak yow. donc ñun ñu ngi nekk ndaw boo xam ne dañu jël comme sa yoon. donc di gis li ngay def depuis boobu. gis lu rafet li nga ci def. bëgg bi nga ko bëgg ba tax nga yegg si fii nga yegg si. donc ñun tam ñu ngi ci yoon. donc def benn improvisation. jagleel la ko di la delloo njëkk bu baax. ah jërëjëf encore une fois merci beaucoup. Omaro, 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 Jamba. Aduna, wa wa wa, Aduna. Sasune yangi jem di def lu baax Omar maa ngi ñaan buur bi Yàlla bàyyi la fee Sasune yangi jem def lu baax Sasune yangi jem jàmba lii dafa neex mani lii dafa neex gis nañ sa taxawaay Yàlla na la fi Yàlla buur bi bàyyee saa su ne yaa ngi jéem di def lu baax maa ngi ñaan buur bi Yàlla bàyyi la fee Omar Omaro 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 Jamba Omaro 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 Jamba. Merci beaucoup. merci beaucoup en tout cas kontaan naa loolu waaye yàlla na ñaan gi yegg ñun ñëpp ñu mën ci ndam comme ni ma koy waxee te li ngeen di def itam ngeen am ci ndam parce que je crois que finalité bi mooy loolu. Omar Pène tase nañ gis fooyu donc mu nekkoon milieu boo xam ne dafa doon jouer tout le temps donc di ñëw di ma fekk ma koy gis ni muy doxalee ak fans yi xam nga simplicité am donc ak bëgg tam li muy def donc man lépp li fa jaar yëpp damay toog di suivre donc nit ku ci nekk damay toog man damay jékki-jékki taxaw fi ma taxaw donc nit ki rek laay xool moo tax tout le temps damay ne nit moom booy ut alal bu nit ki di ut alal yow del ut nit parce que donc xam naa am naa fa expérience boo xam ne bu rëy la boo xam ne mun ma ko sa nettali donc indi mu yokkal ma lu bëri nag parce que jàng la donc tey ngay def musique live foofu tout le temps live rek moo fay nekk ma gis ko ci loolu ñu dem tam ba tasewaat ci Ferme Factory donc ma ñëw ba am plaisir toog jàkkaarloo ak moom di ko wéyal donc lu ma neex la dëgg yàlla loo xam ne xalaatuma ko woon mais tam loo xam ne damay ne tout le temps mënul nekk. donc yéen ñi nga xam ne ñi yéen a ngi si yoon boo xam ne bii day mën a permettre ëllëg si biir ñi nga xam ne ñi xëy na gëmuñu woon li ngeen def parce que bu ñu demee gis ci teranga parce que Sénégalais moom teranga rek la gëm lépp loo amal boo ci demee ba poste bi commencé diis ñu ne la ñun ñu xaaral ñu daw gaaw est-ce que tu comprends liñ daan lekkatu nen ndaxuti béy je crois que vous êtes sur la bonne voie en tout cas maa ngi leen di ñaanal di leen encourager encore une fois
et puis di encourager nga xam ne kii moo am xelu def loolu Ousmane ak ñu mu àndal parce que je crois que ça aussi c'est extrêmement important Sénégal suñu réew la bu ñu gisee ñuy avancer dañ ciy ànd parce que ñun loolu la ñu xam naa nag amaana xëy na dinañu dajewaat feneen si leneen incha allah dina fekk ngeen gën a avancer si business bi ma delloo leen li ngeen ma indi du dëgg ah jërëjëf merci. nga jël sa nga suuf di ko jàllar bi ba suuf sa nëg sungu faf njël aw pepp fekk seko meññan tu so aw sàkk taxaw sa xol bég sam xel dal danga naan su ëllëgee ma def li nu mel. mbaa xam ngeen fi ngeen nekk fii ngeen nekk nii xam ngeen ko xam ngeen nan la tudd place de l'indépendance la ñuy wax mais dañ ko doon wooyee place Protet avant ñu am suñu indépendance bi De Gaulle di ñëw bi ko Lamine Gueye di wax ak moom fii la nekkoon kon dafay baax toujours bu fi nit ñëwee mu xam réellement fan la nekk que ne su fekkoonte ne place bi joxuñu ko tur boobu tey drapeau Sénégal solo bi mu am hymne national solo bi mu am solo boobu xëy na duñ ko dundee nuñ ko war a dundee moom moo tax place bi soo xoolee presque duñ ko jagleel ñi nga xam ne ñi ngi dund mais dañuy bëgg nit ñi di fàtteeku baatu indépendance parce que indépendance lan la mooy nit ku moom boppam mais li ñuy laaj mooy ndax nit réew mën na wax moom boppam te mënut a dundal ay nitam première chose bi ñuy laaj maanaam indépendance dëgg moom sa bopp dëgg ndax commencé wul ci yow nga duy sa sàq ba mu fees pour heure boo yeewoo li sa waa dëkk di lekk même bu la àdduna bépp meree duñ tere sa waa dëkk lekk moom moo tax réew mënut a ne am na indépendance te moom assuré wul production agricole am mbayam ba nga xam ne tey bu ñu ñëpp mere woon tamit ñun am nañ luñ dundee fii ak fukki at donc loolu moom moo tax place bi lu muy tudd place de l'indépendance dañ koy delloo ñun ci lan moo tax Sénégal tey bëgg a am indépendance ci domaine agriculture. noonu tamit la réew war a amee ci agriculture ay tool yoo xam ne dinañ bay mbay moo xam ne moom mooy taamu li ay nitam di lekk parce que su amul indépendance boobu li ci doy waar mooy que réew moomu du jox ay doomam li mu bëgg pour ay doomam mel ni ñu bëgg mu mel mais moom dafay nekk koo xam ne luñ ko jox mu jël mais lan mooy ñun Sénégal lan mooy suñ force na ngeen xool bu baax suñ drapeau bi ñetti couleur la am verte jaune rouge mu am benn biddiw boo xam ne dafa am juróomi car ci biir drapeau boobu du rek benn sagar boo xam ne dañ koy takk ndax xam nga lu tax du sagar tey ji équipe nationale Sénégal am na beneen couleur maillot boo xam ne bu ko solee yow mi sénégalais boo ci gisul vert jaune rouge du la neex kon drapeau boobu dafa am lu muy tekki maanaam ngëm gi nga xam ne ñun moom la ñu gëm mbay mi nga xam ne moom la ñu bëgg dund gi nga xam ne moom lañ bëgg a dund muy ci vert bi nga am nag li nga xam ne moom mooy suñu wërsëg mooy suñu koom mooy suñu économie li nga xam ne moom la ñu mën a amee suñu ngor ndax nit bu amul alal moomul boppam ngoram pour mu sàmm ko dina jafe léegi ñu ne kon suñu wërsëg suñu alal lépp na nekk ci digg bi waaye nag bu nu fàttee ñi nga xam ne ñoom ñoo jaay seen deret waaye ñun tamit suñu deret nanu xam ne moomuñu ko dañ koy denc di waajal bis boo xam ne nag nit ñëw na ne dootu leen dëkk fii ñu xam ne bis boobu deret war na tuuru te loolu ñun waruñu jaaxal ñuy joolaa ñuy séeréer ñuy njaago loolu waruñu jaaxal parce que tuur deret dafa nekk ci loo xam ne dafa bokk ci suñu aada ak suñu cosaan képp koo xam ne bokk nga ak moom lël yéen a bokk deret kon bu fekkente ne kii doomu géwël la kii doomu tëgg la kii doomu buur la
suñu xasee ba ànd ñoom ñaar ñu dugg néegu góor ñooñu kenn mënu ci xeebate sa morom parce que seen deret jaxasoo na kon mag ñi noonu lañ doon def loolu nag moom la ñuy bëgg ci liggéey bii ñuy def nii kenn ku ne ci yéen ku ci bokk ak sa morom tool nga dugal loolu ci sa bopp ci seen diggante mu am diggante doomu bàjjan ak doomu nijaay mais ku ne da ngay sàmm sa ngor ni mag ñi sàmmee woon seen ngor ba place bii tey képp ku riir ne da ngaa bëgg réew mi fii nga bëgg ñëw taxaw xam ngeen ne fii la ñuy defee 4 avril bu fekkente ne président ubbiwu ko armée rek ñoom ñooy def prise d'arme fii lañ koy defee soo gestoo ci ginnaaw da ngay am ministère des affaires étrangères nga xam ne moom mooy ministère bi mandargaal moom gi ñu moom suñ bopp mais boo xoolee li ko wër gouvernance mi ngi fi préfecture mi ngi fi mais lan moo tax place bi am importance pour man mooy fii nii benn sénégalais moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk léegi nag lan moo tax ñun ñu bokk ci mooy dañoo nekk li tubaab tuddee citoyen tey wolof daf naan ma xeej mooy ki taxaw ubbi ay bëtam te fexe ba dara du ko raw ci am réew mais jeune boo xam ne yow nanguwoo bokk ci ñi dundal sam réew jeune boobu est-ce que duñu posé wu question ci moom ndax taxaw na taxawu citoyenneté laaj la bu ma leen di laaj kon su fekkente ne citoyen nga am na ñett yoo xam ne moomoo ko citoyen du jëw dëkkam jëw sa dëkk mooy lan mooy sa dëkk defar la ba nga xam ne baax nga war a tekki nga wan sa dëkk ginnaaw dem di tekkee ji feneen kon citoyen bu baax du jëw dëkkam citoyen bu baax du gaañ dëkkam nan ngay gaañee sa dëkk mooy li ñëpp bokk yow nga jël ko de yaa ko moom troisième chose bu benn citoyen warul def mooy bu ñuy décider nga dem tëdd sa kër loolu mooy citoyen bu dul voter citoyen bu dul am carte électeur citoyen bu dul voter citoyen boo xam ne bu équipe nationale am di jouer mu ne sama yoon nekku ci kooku munta nekk citoyen kon citoyen du jëw dëkkam citoyen du gaañ dëkkam citoyen du tànqam lu dëkkam kon place bi lu mu tudd indépendance yëpp dafa am lu tax ñu am indépendance est-ce que pare ngeen yéen pour bu ngeen nekkee ci biir tool ngeen am tolluwaay boobu xam ne tool bii dama koy defar waaye dama koy defar ngir réew mi defaru est-ce que pare ngeen pour tool bi su ngeen ci nekkee muy taw muy naaj mu xiin ak lu mënti doon nga ne man du ma dellu ginnaaw parce que su ma delloo ginnaaw am na ku war a lekk suba te du lekk dama bëgg ngeen xalaat ne am na ñoo xam ne keroog ba ñuy dee ba ñuy jaay seen bakkan muy 1914 ba 18 muy 39 ba 45 muy date yi nga xam ne dañ ko jàpp ci guerre yi ñu ànd ak tubaab bi di ko guerre mais am na ñu jiitu ñooñu keroog ba Lat Joor di dee deqale keroog ba Samori di dee ca Gabon keroog ba Serigne Touba di dugg ci gaal di dem keroog ba Maam Alaaji Malick di sanc Tiwaawoon te na tubaab bi du ma bàyyi sa jikko mu jiitu ci jikko yi keroog ba Aline Sitoé Diatta ñu koy jël di ko yóbbu Mali muy xale bu ndaw ñu ko fay rey keroog ñooñu seen deret ban koy jaay seen bakkan ban koy jaay ñun ñoo taxoon est-ce que ñun tey pare nañ pour jaay suñu bakkan pour bu ëllëgee suñuy sët ak suñuy sëtaat ñoom ñu ne sunu maam de gàcce ngaalaama ñun nag ñun ñoo mujjee puso bi ndax puso bi dafay réer kon lan mooy suñu ndam ñun lan mooy suñu ndam ndax suñu ndam mooy defar réew mi wala ndax suñu ndam mooy jariñoo réew mi ndax suñu ndam mooy defar réew mi wala ndax suñu ndam mooy jariñoo réew mi bu dee suñu ndam mooy defar réew mi nanu defaru mooy waaj ba dara du la bett ñett yi nag ndaw bu ko defaroo dara du ko bett bu ngeen déggee nag wolof naan ndaw baat bi dafa am lu mu jege lool mooy kuy daw kon ndaw ay xel lay dëkkee ndax ndaw bu dëkkee ay xel bu màggatee dootu soxla ay xel loolooy tax bu màggatee mu noppi moo tax mag ñi ne sàq bi mag di dundee dooley ndaw moo koy feesal loolu nag ñun moom lañ bëgg ci Ferme Factory ndaw ñoo xam ne dañuy dëkkee dang-dang ngir bu ëllëgee bu nekkee ay mag ñu dëkkee dukk-dukk
loola moom la mag ñi defoon place bi képp ku fi jaar waroo fi jaar te sa xel demul ci ñi dee ngir yow nga dund ndax pare ngeen pour dee ci tool bi ndax tool bi bu ci ñaq deewul bu ci ñaq deewul dara du ci jebbi bu dee loolu dugg na seen nopp ngeen bàyyi xel ci li ma leen wax mais mur bi sori ngeen ko sori boo xam ne du ngeen xam ban xet la am su ma sañoon da ngeen di dem ba jege mur bi ngeen xalaat ne du mur la mais ay nit ñu dee ñoo fi tëdd dama bëgg ngeen dem ba jege ko ngeen xalaat ne ku mel ne maam Cheikh Ibra Fall ku mel ne maam El Hadj Malick dañu jëloon seeni doom ñu teg leen ci bato yóbbu ñu des fa loola laa bëgg ngeen yóbbaale ko bu ngeen mënee ngeen dem ba ci mur bi ngeen ziyaare ko. Un devoir pour tout un citoyen, c'est la seule chose qu'on peut dire pour Ferme Factory. Donc dafa mel ni dafa war a nekk émission bu sénégalais war a jël teel ko seen bopp ba mu nekk benn exemple pour yeneen dëkk Afrique yi nga xamante ne nii ñoom tamit am nañ wàll bu ñu war a mën a jouer ci agriculture mondiale kon tey jii Ferme Factory sénégalais yi dañ ko war a porter dañ ko war a protéger war ko comme li ñuy faral di dund ci projet yu bëri yi xew suñu réew mi dañ ko war a jéem a éviter ci projet bii di ñëw certes loo gis dina am critique waaye na doon ay critiques yoo xamante ne nii yu positif lay doon yoo xamante ni dina mën a tax ñu améliorer projet bu mel nii mais pas ñu koy def critique pour suufeel ko ndax liñ ci mën a jàngee li ci Afrique mën a gagner li ci réew mi mën a gagner dafa bari. Baissez tous vos corps à frapper les balafons. Le lion rouge a rugi, le dompte de la brousse. Le bronze était lancé, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères. Ferme Factory, Ferme Factory, Ferme Factory. baykat bi leew bur yàlla may nañu suuf may nañu doole ndox mi wala ngaane nga la ndaw ñi nanu teelu def ni ñoom maam donc chance bi ñu am tey mooy ñu nekk di ci biir projet boo xam ne c'est un projet important muy Ferme Factory ba pare kilifa bu mel ne moom nangu tey ñëw waxtaan ak yéen ginnaaw bi ñu jógee place de l'indépendance ci li nga xam ne moom la fi représenté parce que sous-préfet il faut ngeen xam ko sous-préfet préfet gouverneur ñoom dañuy représenter à la fois président de la république ak gouvernement moo doon tey nag ñu ñëw ñun duñ leen wax ñu bàyyi la yow nga wax ak ñoom ci lan mooy état ak état nan lay doxee ak lan mooy diggante état ak ñi nga xam ne ñoom ñooy maxee ji di citoyen yi. Merci Massamba, professeur et docteur. Donc plaisir la pour man mbégte la pour man donc effectivement pour recevoir ay jeunes mbégte bi li koy waral ñaari mbir la. Sénégal dafa nekk état bu ñu état nag li andi souvent confusion bi dañu yaakaar ne état gouvernement bi la
état man la yéen la ñun ñëpp la ñooy état ñooy boole suñu lépp nekk état bu ñu état nag kuy entraîné sax boo jàppee forme da ngay ne maa ngi ci état donc lu taxaw la nekkul lu nermelu lu taxaw la te bu taxawee nag dafa ami tànk yooyu nag mooy socle bi socle boobu nag tey ki koy mandargal mooy chef de l'état te bu ngeen seetee tey ñi gën a am alal bu ngeen demee bitim réew mooy béykat yi mooy sàmmkat yi ñun dañu yaakaar ne tey patron bi fii boo nekkee Sénégal préfet bi la wala ministre bi la wala gouverneur bi la parce que dafa sol costume dafa sol mbasin dafa yor oto loolu boo demee feneen ñoom ñoo gën a pauvre ba mu tax ne politique boobu li muy andi tey mooy ku nekk nga mën a jël sa destin nit ki war na bu fekkente ne tey dafa jàng nekk ingénieur amatul sax di sol costume ak cravate ci biir bureau bu nekk ingénieur agricole dafa war a dem tool ba béy jàng université ba génn mënoo xam nu ñuy defaree lampe jànguloo métier enseignement général rek nga am mais li gën a wóor tey li ñu yàlla may mooy nature bi naaj bi jënduñu ko yàlla moo ñu ko may suuf si yàlla moo ñu ko may te dafa naat gàncax bi dafa naat te yàlla may ñu ndox te li ci gën a am solo di nga liggéeyal sa bopp gagné sa xaalisu bopp te du am benn pression il faut que ndaw ñi ngeen doon ñun ñi tey ñu xam ne complexe yéendu Ndakaaru di raxas oto suba ba ngoon étudiant la 100 ans université marchand ambulant la nangatuma jàng amul sens yéen doo jaay di matin au soir di marchand ambulant ci biir Dakar di sa bakkan di ci xottu gerte chaque jour oto di la war a mën a fiir ngay rëcc te wóor na la li ngay daj ci ndang-ndang yi ak yaram buy metti doo wàccee 5000 francs ci de bénéfice. jugee sa zone bi nga xamante ne si y a tout ce qu'il faut am ndox suuf nga am doole nga bàyyi ka fa ñëw si teeru bi yor ay sachet di ko jaay pour man mën na rapporter dara ndax nit lu mu nekk suba ba ngoon bu ci amul dara da koy bàyyi mais gisoon naa lu gën toog liggéey sa dëkk moo gën bu fekkee état def na li ko war ndax man toujours dama koy wax gars yi naan gars yi bëgg nañ liggéey si l'état crée les conditions nécessaires ou bien je veux dire les conditions qui sont favorables au développement ndaw yëpp daan fa dem maa ngi koy wax sax kan laa koy wax Lamine xaw ma am na ku mag siy wax naan que gis nga ferme factory bi niñ si engagé ñun ñëpp c'est parce que gars yi que kii dañu créer les conditions qui sont favorables ñun ñëpp ñëw bu état defoon condition si soko la mu naan dafa doon dóor nit ñëpp ñu dem liggéeyi bu nekkoon président ma ne ko déedéet jaru ko boo nekkoon président boo créer conditions yi nga xamante ne si nii ku liggéey am rek nit ñi dem liggéey loolu laa ko wax pour man loolu laa gëm mais aussi ñu nit war nañ def benn effort benn metti bi ñu jéem ko même bu état deful ñun ñu jéem xeex li ñu war def si suuf quoi jéem taxawal ay affaires yu taxaw comme fan dëkk ñu jéem fondé dara li nga xamante ne si dana tax ñu mën fa toog. li am solo tey ku nekk fi nga dëkk war nga mën a créer sa condition de développement loolu nag pour nga am ko il faut nga am formation boo amee formation il faut nga am la volonté boo amee la volonté il faut nga am chance am encadrement loolu yëpp am na fi tey. gis ngeen gone yi ni ñu leen ko waxee woon dem nañ place de l'indépendance tase nañ ak Omar Pène waaye lu am solo mooy waxtaan bi nga xam ne préfet Diallo di sous-préfet wu plateau waxtaan na ko ak ñoom ñu war ci jëlee lu bëri mbokk yi tey fii la ñuy yem ak yéen Ferme Factory une production de la Factory. su may ndamu dafa fekk coono di sama yaay su may ndamu dafa fekk pexe di sama baay su may ndamu dafa fekk metti di sama maam su may ndamu dafa fekk nelaw di sama mbañ nga fekk jor nekk naw doj nga jël sa nga suuf di ko jàllar bi ba suuf sa nëg sungu